des gros porteurs moom nga dalal tey Diallo Niang. Diallo Niang xaritu Sanjogu ah. mais Diallo ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw tur bi mooy Diallo Niang ñaari. Diallo Niang la du Diallo Diallo 2L la. Diallo. ah bii Diallo kan Zator bi. Diallo kon Diallo bi sa tur la. waaw Diallo bi. mooy Diallo. mi nga ñu ngi lay ziar bu baax a baax yéen gros porteur bu ñu ko waxee mooy ñu yor camion yi ngande yi. di ko daw ay dëkk ak dëkk des fois ñu xatal lool tali bi. balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ñu bàyyi la nga nuyoo pour ñu mën a sóobu ci waxtaan bi. waaw damay delloowaat nuyoo bi di nuyu ñëpp ci plateau bi. di rafetlu invitation bi. di leen féliciter encore ndax comme ni ñu koy waxee rek bis bu yàlla sàkk Walfadjri mi ngi bay waaram ci réew mi. ndax moom lañ tuddee télé askan bi. te wolof day wax ne li ñu lay wooyee da nga koy nuru te Walf li muy wuyoo nuru na ko mi ngi koy doxee kon ñuy rafetlu plateau bi di fay ñëpp. mais Diallo coowal camion dafa am ci Sénégal. korok ma dégg Diop si ginnaaw bi ñu ko joxee marché bi mu bari lool coow ñu ne waruñu koon jox parce que moom ay oto mbalit la yor moom nee na ay benn la yor lu ne ñu wax ko ci mbiri camion yi ak marché bi ni ñu ko joxee ba ministre bi génn am lu mu ci expliqué Diop si duut leen baaraam yéen parce que dafa ne syndicaliste yi ciy wax te yow yaa ciy wax dégg naa ci góor a mais comme yaa toog ci yow la ñuy wax mu ne amoo leen camion ba ci wax même yéen tey ji bu leen waroon jox marché bi sax mënoo leen ci dara parce que amoo leen camion yéen ñu ci wax est-ce que am nga camion am nga. waaw jërëjëf damay kontaan ci question bi nga ma laaj noonu dama ci sawar. damay wax ni métier camion. Diallo Niang avant syndicaliste dama cee apprenti wu tërbiwu ko dawal façon camion boo fi gis nag marque yëpp ma dawal ko yóbbu ko réew mu nekk mu wër Sénégal. fu nekk ci Sénégal itam wëlbati ko am ko di ko dawal sama bopp. moo tax ma indaale la benn ci oto yi carte grise bii xool ko Pape Diallo Niang moo ci nekk. waaw c'est bien c'est bien. beneen bii xool ko Pape Diallo Niang moo ci nekk. lii sama agrément la kon Diop si waxam jooju doxoon na mooy li may wax ne waxi Diop si daanaka jërul répété lu mu wax rek moo rëbbi ci loxo yam jàllal jërul wax jërul topp. waaw waxi Diop si mënoon laa koy jàppee. parce que damay wax ni maanaam du kaaw ceeb du kaaw oto mais Diop si moom mooy kaa. lu tax. maanaam chaque année ak li ñu koy coow te góor nga ko fi coowal suuf. ci at yi passé nga déggaat ko fi coowal oto muy daaw nga déggaat ko tey coowal ceeb bu déwénee ni di nga déggaat beneen coow. kon Diop si mooy cas mais du problème mu ceeb. xam nga bu fekkee président dañuy guerre. lañ nekk. président yu bari ni ci guerre lañ nekk mooy guerre ak feebar bi. ñu ne kon ci biir guerre bi kat nekkul loo xam ne wutukaay xaalis la ndax guerre ak wutu comme mënuñoo ànd. ñu ni kat ci biir secteur bii ah. état nee na day génne xaalis day fay transport bu mu fay askan wi sonn nañu na leen ko dimbalee ñun nañu ko abal matériel bi ñu koy abal sax décision bi ñu jëloon mooy de solo suñu bopp gasoil waaye dañuy xalaat maanaam saa mi nga xam ne benn camion la am su ko bëggee di joxe ba pare di joxe carburant day métti ci moom te boobaa kon loola dina ko gàllankoor ba du mën a joxe otoom ñu ne nañu yemale ki mu am doole ak ki amul doole ba fii may waxee yow am na ñoo xam ñi ngi joxe si yéen benn oto dong lañu am ñu ngi koy joxe gratuit ñu ni leen bu ñu ñëwee oto baa ngi nii te leen fandi ko à votre disposition chargé leen oto bi nag amul destination fii ba fi nga lémee fu ngeen bëgg mu dem dinañ leen jox oto yoo xam ne duñu leen sonal ci ay panne ndax dinañ leen tànnal oto yi normal ñu leen koy jox ñu ni gasoil ñaata ñu leen déedéet ñun bëgguñu sax xool fa oto yi sale gasoil bëgguñu koo xam yéen ànd leen oto yi ba station ndax gasoil bi ngeen di jël daa waram ay facture yu ngeen delloo fa ngeen jógee kon ànd leen oto bi bu ko 10 litres waree yóbbu sol leen ci 10 litres bu ko 20 litres waree yóbbu sol leen ci 20 litres mais daal bu leen ci sol oto bi lu da koy paaral gasoil ceeb bi it ñun xooluñu gisuñu yéen a koy escorté ba mu egg ci biir gendarmerie wala camp militaire ngeen wàcce ko suñu xoot oto dawal ñëw ma yaakaar nag bu fekkee ki la jox loolu te it bi ñu commencé ak léegi ñu ngi 123 voyages 123 voyages yoo xam yóbbu nañ ko ci biir Sénégal non ba damay buñ eggagum ci yéen bi ngeen duggee waaw mais dañuy dellusiwaat ci coowee ak li ko waral wax ngeen Diop si gën wax mais ci niñ joxee marché bi dama la déglu ci Walf FM nga ni bis bi ngeen di waxtaan ak daaju ministre bi le 28 waaw la ñu def déclaration ñun waaw ci média yi bi ñu génnee réunion rek lañ def déclaration ak ay transporteurs yu bari muy benn kuréel goo xam ne dañ koo taxawal jël benn coordonnateur mu coordonné ko muy Mor Sow ay transporteurs nekk ci ay syndicalistes nekk ci muy sama syndicat muy syndicat Pape Modou Ndiaye muy syndicat Alassane Ndoye ñu nekk ci biir Alassane Ndoye ñëwul mais ma dafa da yebal ko fa nekkal muy Mor Ndiaye ki féete ci benn yi ñuy ànd bi ñu toogee ci média yi ñu ni état kat comme nee na day séddale ab ceeb
ñun nañ ko abal oto nan la ñuy def ñun demuñu ci Macky Sall demuñu ci kenn nañ dem ci média yi bu ñu ko waxee bu ñu dégloo dinañ leen woo heure bu ñu bëggee oto yi jarul négocier jarul waxtaan bi ñu defee déclaration 28 wuyu wuñ ñu xëy na dañoo jàpp ne dégguñu ko le 29 le 30 ñoom ñu def appel d'offre bi ñu defee appel d'offre ñun ñu demaat ci média yi ñu ne dañuy bëgg a jaaxle de kaay ma abal la dégg nii nga génne xaalis fii damay fay loolu lu mu ñuru ñu toog di xaar ba le 8 à 21 heures DAGE bu ministère Mansour Faye woote téléphone ni ministre bi nee na suba le 9 vendredi daf leen a bëgg a rencontré guddi na ñu commencé jël suñu téléphone ñu ne non bu ñu tàyyi ndax ñun ñoo bëgg a def ngir yàlla nañu woote ku war a na voyage sax na nga ko bàyyi bu subaa ñu dem ñu dem fa 9 heures bi ñu demee ministre bi romb nañu mais lu jënti wuñu dafa àndoon ak Diop si bi mu leen. waaw moo Diop si ñoo ànd. waaw mu romb ñu. parce que Mansour Faye bi muy wax ci télé bi daf na moom xamul Diop si. dama ni ñoom ñoo ànd. te di loolu dinaa ci ñëw xamul Diop si dinaa ci ñëw. ñoom ñaar ñoo ànd. xam nga. ñun ay mag yi jëmm lañu. xam nañ Diop si xam Mansour Faye li gën a garaaw man Diallo ñaar damaa ñëw nuyu leen pour confirmer ko. man damaa ñëw nuyu leen pour confirmer loolu. kon xam na Diop si. te bi ngeen di réunion fekk nañ réunion ba mais dafa seppi Diop si. ñoom ñaar non moom recevoir nuñu sax dañoo booleeg daagam. da leen booleeg daagam mais boobu. daagam bi ñuy wax ak ñoom. waaw mënuñu lekk kat da ngeen di maye gratuit mais comme dañoo def appel d'offre ba pare dañoo yéex a dégg seen annonce bi ñun leen déedéet comme état am na ay pouvoir yu ñu ko jox appel d'offre amu fi ci diggante bi ba kenn di ko gañee bàyyi leen loolu ñu ñëw yàpp oto lii yóbbu ko xaay bi am na feneen fu mu xaj. wax ngeen loolu waaw ñu ne ñaata oto ngeen yor ñun leen déen leen yabal mënuñu leen ni benn ñu ne leen ñaar waaye chaque jour lu ngeen bëgg oto dinañ ko indi ndax ay machine sarde bu ko ay menee bara koy saare am na heure bu ñuy wàcc chaque jour lu ngeen bëgg dinañ ko indi ñu ne ñaata ñu ne bu ngeen bëggee suba sans ñu indi leen gaareel ko buntu port ñu ne d'accord ñu xëy woo leen ñu ne noo xaar leen tey la samedi am na appel d'offre bi ki ko gagné ki koy waxaloon gagné na ko mais tudduñu tudde dañ ne gagné na ko indi na ay oto te boobu yëg nañ ñu Diop si mi ngi wër ak suñu biir di wut ay oto yu muy loué sous-traité waaw amul oto jour bi président waree ñëw def lancé bi mu indi oto yi mbalit yooyu ñuy wax ñu yeb leen xam ne président mi ngi ñëw mais xam ne oto yi mbalit la ñu génne oto yi laq leen moom nee na ay benn la yor dama ni benn yi ñu formé yu mbalit la yaa ngi dégg yebuñu leen dul mbalit te moom oto bii daanu sax mooy bi yeb mbalit bu tooy boobu di génn port xam ne fu mu romb mu xeeñ otoom boobu la yeb mais yéen da am ci yéen ñoo xam ne tey ñu ngi wax ci kaw mais ci suuf dañoo soumissionné woon pour bëgg a jël marché bi waa xam nga loolu du mën a ñàkk Omar comme saa la daan wax mais tey moom man la ñamal voilà Omar da nga toog say naw yéen ñëpp xam ngeen yéen ñëpp xam ngeen waaw parce que oto bi daan nga ne oto bu bi yëpp mbalit bu tooy bi yëpp mbalit bu tooy bi jóge port la waaw mais attends loolu xanaa autorité yi wala boog ñiy yëpp ceeb wala dara ceeb ak saako bi nga xamante looloo tax xam nga comme xam nañ ni moom ñoom ñëpp xam nañ ni Diop si oto mbalit lay yor moo tax oto yi bi ñu leen yebee président waree ñëw ñu jël oto yi làq leen parce que xam nañ ni journaliste yi bu ñu ñëwee bu gisee oto yi dañu ko jël titré ko Sanjogo ñu jël oto yi làq leen Diallo waaw man dama leen di féliciter d'abord jërëjëf ci seen patriotisme bi sens patriotisme bi nga xam ne moom ngeen wane ngeen ne yoruñu xaalis waaye lii kat ñun ñoo ko moom te état soxla na xaalis boobu am na fu mu ko war a dugal ngeen ne pare nañ pour joxe li nga xam ne mooy ñaareel bi ma leen di féliciter waat ci beneen angle muy le fait que ngeen dénoncer maguy boobu nga xamante ni bii mi ngi doon am ci suuf ngeen yëkkati ko ci kaw parce que man yow laa déglu ci télé bi nga woo ñoom Moustapha expliquer leen li nga xam boobu laa yëg sax mbir mi ma ne lii de boobu la ko ñëpp yëg waaw boobu vraiment man ci laa yëg kii bi donc ñun mënuñu def ci acte bi nga xamante ni bi moom ngeen li ngeen posé fii ak acte la boo xam ne bi lii la ñuy xaar ci bépp citoyen parce que tey ni nga xamante bi noonu la ñenn ñi yëkkatee seen alal di ci def ñeneen ñi ne bon seen xalaat di ci def yéen tamit yëkkati ngeen li nga xam ne moom ngeen moom def ko ci biir réew mi soxlaa léegi nag Mansour Faye mi nga xamante ni bi moom nee na xamut Diop si te yow te man ma xam ni Mansour Faye xam na Diop si comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp. waaw donc yow nga ne gis nga Mansour Faye ak Diop si. waaw kii ba noppi Mansour Faye ñëwaat di wax ne xamut Diop si. waaw loolu du nit mooy soumissionné waaye entreprise bi moom la ñu xam moom foofu la waxee xamut Diop si la wax
li mu wax lu leer la c'est que bu defar bu ko jéem non a damay waaw ni ko saa dégg sax laa ko dégg de. man mii noonu laa ko déggee mais je veux dire dafa ni entreprise moo solutionné loolu la ci waaw yow moom xam nga ko bu baax. c'est que non xam naa ko Diop wax leen Diop si sama waay la mais c'est que dafa am loo xamante ni bi tey dafa am xool dégg nga sama waay la mais c'est que dafa am loo xam ni man bu kii bi taxawee ak lu mu mën a jaalo ñaam mii tey waaw fot da nga koo far foto maa fay laa Diop si. foto na leen non du ko gis jaalo ko yamu moytu foto na leen doole benn ci yow benn ci yow foto na leen doole c'est que mais man xam nga ban affaire laa bëgg kii xool yéen a may fàttaloo sax li nga xam ne mu laa bëgg sukaa ngay waxal wala man non wala parce que le fait que léegi nag nga xamante ne bi loolu yëpp am na tey jii non da nga ne Diop sa xarit la mais bu Sénégal taxawee Sénégal ngay àndal bu Sénégal taxawee Sénégal laan tey jii jaalo ñaam yi bu fekkonte ni bii tey ak lu ma mën a demee ak moom bu defee leneen it damay dal ci kawam carrément parce que loolu mooy li nga xam ne moom mooy dëgg quoi mais dafa am loo xamante ni bi Mansour Faye ndax léegi ñoom ñi nga xam noonu nga lañ leen waree yaatal seeni oto di yeb naka la yëf yi demee ndax seen oto nga yeb parce que defe naa seen oto nga yeb ay oto yu Diop see nga yeb nan la yeb di demee. waaw actuellement nii bu ñu amul sens. transporteurs yi commencé nañoo découragé. ah bon waaw parce que ñu ci bari ay contrat lañu yor dafa ñuy liggéey. te li gën a yéeme ci mbir mi mooy ñi able oto ñëpp état lebal leen oto. état indi woon na fi renouvellement parc déggoon nga ko 400 camions. waaw yoo xam ne ñu ngi fi bu nekk mën naa yeb 50 tonnes. woo nañ leen ministère démb ñoom ñi nga xam ne ñoo ko yor. ba ñu ñëwee ni leen daal comme état kat nee na banques yi traité yi nañ ko ajandi. waaw. kon léegi indi leen seen i oto ngeen rejoindre ñi nga xam ñi ngi def gratuit ngir yàlla ngeen jàppale leen. dañ ne ñoom mënuñu ko. dañuy fayee ko. ñoom loolu la ñu wax. ñoom ñi nga xam ñoom la état lebaloon oto. ña nga xam ne boobu dem nee renouvellement parc ñoom la ko jox. tey jii liste bi ñi nga xam ne ñooy maye gratuit yëpp. waaw kenn amu ci woon benn oto. xoolal loolu. ñëpp seen i oto ñoo xam ne ci secteur bi lañ nekkoon ak seen i baay ñu wëlbati ko yor relevé wala ñoo xam ne dañ doon emprunté wu. am seen oto bopp ba yàlla may leen parc tey tey jii naa ci de ku mel ni Moustapha Sylla premier jour dafa joxe 23 camions. toog ba yàgg mu daan ne bu doyul ma dolli gars yi ne ko dolli mu dolli waat 10 camions. nii may ñëw léegi ci yoon bi woon na ma ne ma léegi 10 camions garage maa ngi leen di yebalaat. ndeysaan. te liggéey matewu ko mi ngi liggéey. waaw mais yéen dégg naa leen ñuy wax ni ñi nga xamante ni ñoom la état loué camion yi fay leen. ak ñi nga xamante ni état fayu leen bu ñu ñëwee ci dugal camion bi sax daf ci am problème. problème boobu ma lay wax moo tax man la ñu ngi découragé parce que. premier jour bi ñu ñëwee. muy mercredi ñu commencé. bi ñu ñëwee dañ faa fekk auto location yi. kon ki nga xam ni mooy maye moo war a nekk priorité la yaakaar. mooy priorité sax. ndax kooku la ñu war a nekk priorité sax la mu ëpp lu mu yóbbu. waaw. waaye déedéet ñoom bëgguñu loolu. bu ñu ñëwee oto yi nga xam ne dañuy fay ko dañ ciy dugal juróom. jël ci ñuy def gratuit dugal benn. journée boobu ba ngoon jot 15 camions la ñu chargé. xoolal lool. waaye 60 camions garé fa. réew mi toj. ñun bu ñu ñibbee suñ camions yëpp dañ leen dàq ñu leen génn leen. lu tax loolu. waaw dañ leen di génne ñu leen du ngeen fanaan. bala ñoo xëy ñu jël auto location yi dugal ci biir ba mu fees. fu ne ñu gaare fa bu ñu ñëwee ñun leen daal fii kat fees na ci ñii xaar leen ba ñuy pare ñooñu bala ñoo pare 3 heures jot te 16 heures la ñuy wàcc. mooy ñi ñuy fay. waaw. ñi ñuy fay daal ñi ñuy fay priorité ñoom ñooy priorité. réew mi de toj. bi ñu ñëwee vendredi. waaw. ñu daan ni léegi nag ñun buy comme nii la ñun dañuy bàyyi. ñu ne noo xaar leen kon léegi na ñëpp génn léegi yéenay priorité jour boobu chargé lañ ñu 42 camions. 42. te ñun amuñu destination bu ñuy tànn. te pourtant ñi nga xam dañuy fay ko da nga leen saareen li leen fay ñu ne dañ dem foofu. te yéen fu ñu yebal ngeen te ñun fu ñu yebal ñu dem. kon ñun ñoo waroon nekk priorité. dëgg la tey jii subaak léegi dem na te li ci gën a métti mooy transporteurs yooyu dañuy bàyyi seen garage. waaw. ñëw taxaw ci yenn fa taxaw di xool liggéey bi footo manqué rek ñu woo seen garage leen ñëwaatal. ndeysaan. kon ñooñu dañoo jar a jukkal. waaw oui waaw oui ñu jar a jukkal lañ. non ci lañ jëm ah. ci lañ jëm. parce que chargé nañ leen 123 camions. waaw tey jii may wax ak yow bàyyi naa fa 30. te leer na man duñ leen chargé tey nii may wax ak yow dañoo xëy fekk foofa ñu génne suñuy camion jël yeneen dugal leen suñu yeneen camions yi ma dem bëgg leen a dugal gendarme yi tourné waat leen te buntu ba leen duggeen dugg ah oto yooyu ñooy priorité. mais Diallo dafa am na loo xam ne tamit foog ñu wax ko yéen ñi. daa am ci yéen ñu soumissionné wu. ñi soumissionné coow ci kaw mais ci suuf ñoom li Diop si am bëggoon nañ ko. non moom laa la wax moo tax man Diop si tamit nee na ñenn ci yéen non da nga may may ma waaw mottali question bi. Diop si nee na ñenn ci yéen tamit doon nañ jël téléphone di ko woo pour moom mu. sous-traité ak ñoom sous-traité ak ñoom. waaw kay moom laa lay wax moo tax man la ñi doon soumissionné. mooy parti bi nga xam ni état daf leen a lebaloon ay camion ñoom dañoo bëggoon seen quota bopp.
te ñoom Diop mere na leen ndax xëy na buy jël projet bi ñooñu la yaakaaroon ndax moom nee na projet boobu moom moo fi fekkoon projet boo xam ne maanaam avant Macky Sall di ñëw projet renouvellement parc mu fexe ba bonal projet booba muy oto yi waroon a jóge Chine directement ñëw fii Ndiaye dikk ñu leb la ko 74 millions. moom moo ànd ak nee na groupe fexe ba ñu bàyyi projet boobu bonal ko ba président bonal ko. ñu jël projet bi nga xam ne kooku marocain yi la day jëndi Chine yóbbu Maroc ñëw indi Sénégal. oto boobu mi ngi dikk 128 millions. jëlal entre 74 millions ak 128 millions. transporteur yi ñu ko lebaloon yëpp kenn mënu cee dem. ndax ñu ngi leen di verser loo traite 1 million 69 mille par weer pendant 120 mois ku ci yor machine nga calculé ko. mënuñoo fay oto yi ñi ko commencé di nangu. moom la nee na noonu la mel te nee na moom Diop si projet boobu pour ñu accepté ko ñim ci àndaloon daa fexe ba Marocains yi may leen seen premier camion yi ñu leen joxoon. ñu may leen ku ne camion. mais est-ce que mënuñu nangul leen Diop si ci li Mansour Faye wax ak moom li ma dégg mu wax mooy bu ñu joxe marché dañuy xool ku gën a am qualité mais ku gën a yombale te moom nee na moo remplir condition. waaw mais moom ay oto mbalit la. xam nga bàyyil xam nga boo déggee gën a boo déggee gën a yombale. voilà boo déggee gën a yombale. kenn mënu laa wax réel ni lii mooy prix bi. Mansour Faye dafa def déclaration mu ne li gën a sori muy Matam. Kédougou Sédhiou Ziguinchor 18500. la def Diop si première déclaration 16500 la am na différence kon ñaata. 2500. 2000 waaw. ah 2000. ministre Abdou Karim Fofana ñëm RTS télé askan wi. àdduna yëpp yi dégg mun dañ koo calculer yi gën a sori. Kédougou Ziguinchor ak yooyu ton 20000 seen différence ñaata la. doy na waar. démb Diop suñu seetaan ko ci beneen plateau démb. comme ñooñu wax nañ loola mu daan ne bu ñu koo calculer fi gën a sori après matul 22000. doole na jëndee bi. journaliste bi exigé ko ni ko ñaata mu ne non nañ jaal noonu rek. nañ jaal noonu après matul chiffre yi 22000. posé na problème parce que man dégg naa Serigne Mboup mu wax opérateur économique bu mag Serigne Mboup ñëpp ko xam. mu ne gars yi ñi ngi naan 1 2 ñi naan 6 ñi naan 8 mun na dem ba egg 8 milliards moom ci calculam. parce que nee na même bu dee nii danoo transporté ceeb bi jaarale ko ci yoon mais bu nee ba ci dëkkaan yi pour tasaare ko loolu est-ce que bokk na ci marché bi est-ce que évalué nañ ko. xam nga ñun dañoo dem ba ci ñoom. ñu leen rek liñ bëgg. fan la jëm. waaw loolu de yomb na. loolu yomb na. kon nag yéen lu tax ñun dañoo dem ba ci ñoom ñu leen fan la jëm. kon lu tax ñu génne leen. léegi nag ñun bu ñu demee nag léegi nag kaay moo tax ñu ñun bu ñu demee bay bàyyi suñu koy dëj. wëlbatiku bu ñu demee port bëgguñ ñëw gis foo jaar ñu lay ba wax ak di jël say oto di sànni bu sonnee dañuy gaare oto yi. yéen ay la yéwén gët kaay ma dimbali la dong jërul xuloo jërul xeex. waaw vraiment. jaru ko. mais est-ce que nekkul ni nag nga baal ma ci kàddu gi ah j'ai beaucoup de respect pour vous am waane woo leen tuuti. ah li ngeen yor ci ay camion waaw. nguur gi teg benn marché bu toll noonu mënoon woon def ñu jóg si rek. non ñun Sénégal lañ dëkk. mais xam nga tey jii dama wax benn affaire. ban dëkk la nekk. man Diallo Niang mii di wax ak yow man gëmuma Macky Sall man xam nga ndax gëmuma ko en tant que tel parce que gëmuma lu tax du ma gëm benn président dama fay nekkoon ak Abdou Diouf mu dem bàyyi ma ci transport Abdoulaye Wade ne fi bàyyi ma ci transport Macky Sall ne fi bàyyi ma ci transport fekk may dund day dem bàyyi ma ci transport bii laa gëm gëmuma leneen Sénégal laa gëm Macky gënumaa nekk Sénégal ñu defuñu ngir Macky Sall defuñu ngir kenn dañuy def ngir réew mi parce que réew maa ngi bëgg a dee tey jii boo demee avec naa gii ma dëkk gis naa fa loo xam ne ku ma ko waxoon ci àdduna du ma ko gëm dañuy xool xam ni kër saakat xëy na saa yaakaar nañ ni mi ngi génn télé war naa mën a togg ñu ñëw ñaari nit la sama yaay nee na bu ngeen desalee añ may ko gis naa ko fii wallahi azim gis naa ko bërki démb damaa ñëw sama jabar tibal ma añ damaa guddee añ bi kon ak reer bi ñëw ma ne ko kon bàyyil reer bi añ ja am na ku mu woo téléphone ni ko boo mën naa am ko ne ku ñëw jël si añ nga fi mu ne ko xaaral ma ko sama jëkkër ji ànd ak doomam bu jigéen ñëw jël si añ boobu pour yóbbu ko waa këram reer ko wallahi azim damaa toog di jooy ci guddi gi parce que damaa xam ne lii ko daal mën na maa dal c'est vrai. sama doom dama ko leen man leen kii du ñàkk jom du yaafus lii ko daal mën na maa dal doomam ji ànd ak moom ñëw di jël si ceeb bii ñu ko yët mu ànd ak baayam duganee la gënulu ko wallaay am na fii kon li ñu def ci marché bi ci ñoom Diop si xajoon na ci askan xaj na ci askan wi mais tey ji ba foofu nag laa bëgg ñu ñëw parce que mooy werante bi gën a sax ci wax ji yan camion ñoo spécialisé pour transporter ay marchandises xam nga plateau marchandise lay yàpp vrac marchandise lay yàpp camion benn yi nga xam ne bele rek la ñuy yàpp bele mën nañoo yàpp marchandise waaye oto boo xam ne ci mbalit lañ ko xam gis nga tey jii potu sàmbur buñ na ko jëloon lu mu bees bees jël ko ci bitig bi defal la ci ceeb doo ko lekk wax naa ko xel nanguwu ko Sadio wax na ko fi keroog. doo ko lekk xel moo ko nanguwul nanguwu ko. waxal Omar Wax lañ doon yow lay déglu chambre bu bees ñu yàkkal la ci dëkk. loolu yow lay déglu doo ko lekk dëgg la dëgg du di ko lekk. c'est vrai. waaw waxal Omar.
en tout cas bu dee waaw ayca. bii daal moom bëggoon naa ko demandé Diop si bu koy waxaat na ko xool moom man syndicaliste mais Diallo ñaa moom dana camion yi lañ ko xam mi ngi nii yii sama tur la nekk voilà en tout cas te boole ko ak dem port nag ànd ak ci menee bari yenu sama doole sax ma koy joxe léegi marché bi du ceeb kase am na yeneen yu ci tegu. waaw pour l'instant daal ceeb lañ ne mais ci yeneen yi est-ce que di ngeen soumissionné. ah non fi mu ne nii day munoo lañ saxamee googu di yóotu beneen lañ Diop ci ceeb la nga koy tudd mais. waaw fi mu ne nii daal ci li ñu ne bu dee ci nii la continuer duñ dugg ci leneen mais bu lancé te beneen appel d'offre da ngeen di may wala da ngeen di. non egguñ ca loola non dama lay mais bu dee appel aussi formalité la moom jàpp ko nag vraiment situation bii daal ku ci nekk sa tey lay wax sa ëllëg ñii nga xam ne ñooy maye ñoo taqale seen alal moomal ko seen bopp état lebalu leen dërëm ñoo jël seen i oto am seen i sànca bàyyi ko di joxe gratuit ñaa état di jàppale def nga gratuit man gratuit boobu la àndul. waaw non sañ nga ko àndoo ci gratuit bi yow. sañ nga ko mais quand même mais sañ nga ko da ngeen di liggéey non yow xoolal yow wut kadu comme nga gis nga tey ji ñun dañuy wax ne suñu yeeli daaw yi ci lañ noonu taxaw Alaaji Abdou Aziz Dabakh moo doon wax ne lu waay doon dàq ci jant ba jant soto jotoo ko jot ah oui demal tëri c'est extraordinaire. kon tey dañoo toll ci période boo xam ne li ñuy mayee duñu wàññi dara ñoo moom suñu alal ñoo moom suñu doole ñoo moom suñu temps patriotisme zéro. mais est-ce que. est-ce que tey jii damaa jàpp ne damaa jàpp ne képp ku doon fay traite président taxaw ñu la kat traite booba aj wax na maa ngi ñii bu ko fay ñaari weer war ngaa mën a def te yàlla tax mais des fois yéen ñi bari na ñu jox état du yéen kase ah bari na ci affaire bi ñu ciy jox état dañ ko jox état rek pour meebee ko pour ëllëg ñu mën ci. looloo tax na ñun joxuñu ko ngir meeb xam nga ñun. pour ëllëg ñu mën a joxe ci ndeyjoor di nangoo ci càmm. kaay wax la ma ne bu ñu neexoon taxawal suñu oto nañ jox ci marché yi. am nañ ci droit ci ngeen jëm nag. taxawal oto yi ci ngeen jëm. dañuy bàyyi bu ñu bàyyee benn waxtu ceeb ñun bu ñu bàyyee duñu def ci fayiku bi ñun dañoo wax ni xaay bi lekk ci araam na. ñun loolu lañ wax. dañ ñu ceeb bi bëgguñ ci kilo. Omar lu tax mënoo gëm xaalisu corona bi dañ ñun lekk ci araam na ñun ci ñun lañ wax. loolu Diallo ñaa lu muy dénk autorité yi. li ñu daal man daal balaa dara di xew. saa waxtu bi jeex na non parce que kii li ñu def yëfu noble la. lan ngay tëjee. Diallo. maa ngi leen di félicité sa alal ji nga am ngay bañ mu tibb ko. non di leen félicité waat encore une fois. di wax ni nii ngeen taxawee mooy sens su patriotisme. yow nag bu fekkee ne yow saa yow moom beneen taxaw nga taxaw. mais kii ni mu taxawee bàyyi kii mu tëj dama yaakaar ne Burkina Faso bu Sénégal waaw Diallo ñu ngi leen di féliciter di wax ne en tout cas seen gars yi yëpp ngeen àndal on est de tout cœur avec vous jërëjëf vraiment kontaan nañ jërë ngeen jëf waaw li may tëjee daal mooy di leen remercier waat di la wax ne saa bu la nit boolee bu la yàlla boolee nit plateau ngeen ànd ñëpp xam leen muy kan man booy dóor ci biti feneen dee ko ci boolee waaye biti moom li ngay lijjanti ci biti boole woo ko ci de saa ma bopp rek nga lijjanti ci biti bàyyi ko loolu moom Diallo damaa bëgg nga wax lan laa lijjanti yow lan laa lijjanti non Diallo lan laa lijjanti waaw jërë ngeen jëf may tàggoo yéen ay dóorkat ngeen dóorkat international ngeen yéen Omar li mu wax lépp dëgg la dóorkat international. Diallo merci beaucoup Betty ñu ngi koy gërëm bu baax ah. Diallo ñaa doon secrétaire général syndicat national des gros porteurs ñu koy gërëm bu baax ah ci teewaay bi ak waxtaan bi di la jaajëfal bu baax a baax révélation yi bari na tey li ci génn lu ñu xamul woon ci mbir yi bari na ba ci saa sax li ñu xamul woon ci moom la face cachée de ça transporteur bu rëy la nakete ça alamina yàlla naa ko doon Diallo di la remercier bu baax kontaan nañu Omar kontaan nañu bu baax a baax Diallo yow it ñu ngi lay remercier mbir mi xat na waaye xam naa boo fa jógee yaa ngi jëmaat ca port xooli camion ya alors ñu ngi lay remercier bu baax a baax dañuy dem régie daal di jël suñu tampon parlons français mange toog ñu daal di waxtaane li mu indi tey. Parlons français, cette rubrique c'est avec Madjiguène, bonjour. Ça va bien? Je vous salue, je salue Sanjogu, Céline Omar et son Hugo aussi. Et je salue Djabou, ravi encore une fois de vous retrouver comme tous les mardis avec votre rubrique Parlons
Français. Aujourd'hui, nous avons comme problème à résoudre aujourd'hui l'arrêt du ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Il avait déclaré que désormais on doit obligatoirement porter